ولا دنياتي ولا دنياتي مولاي الشيخ أحمد ابن محمد التيجاني شريف may diriger ci suuf di diriger ca kaw yéen dama ni waa Medina Cheikh kooku ngeen am na ngeen ko xam de moo tax déglu leen leer kese yam ca nit boo amee dara da koy xam ki ngeen am ku ko am déglul xaqiiqa ma ni yam ca yii bu mu leen yóbbaale de weddi tarixa bii weddi cheikh nii tekk ci ay hadis ak yooyu la hadis yi ñu koy jàng xam nga ñun ki nu am mooy ki nga xam ni yonent bi mësul wax lu mu déggul moom te lu yonent bi wax moo koy firi kooku la nu am man de bu ngeen gisee ma noppal léeg-léeg sax nit wax sama xel dafa dal ma ni bu dul woon dara sax man ku dal xel laay xam nga lu tax lu ma bëgg wax naa ko wax lu ma bëgg def naa ko def fu ma bëgg dem naa fa dem te dara la ci nit góor gu tedd gi ñu di la laaj rek depuis ba nga dalee gàmm ba léegi ak at yi nga toll ak bi nga ñëwee gàmmu Medina Cheikh ba nga xamee sang bi ak léegi lan mooy différence ah gàmmu bi moom xam naa ni mosta am man de mosuma fekk gàmmu gu mel nii gàmmu gi nga xam ne da lay delloowaat ci yàlla benn caaxaan nekku ci nga am aqu yaqin ko fii rek la Medina Cheikh rek la fii ndax fii sang bee fi ne sang bi mu ngi tubbee ci Cheikhuna Tijani benn caaxaan amu fi lii moom dafa yombul di nga wër adduna bi yëpp doo gis lu mel nii di sant di ñaan sang bi mission bi mu amee mu accomplir que ak nun taalibi yëpp avec un succès éclatant. gàmmu Medina Cheikh bi li ñu fiy màng si aw yiiw ak li ñu fiy jëlee ci ak cawarte gu ñuy yokk luy yokk suñu cawarte ci wàllu jaamu yàlla parce que toujours rek dañ la woon xeetu jaamu yàlla boo xam ne rek mësuloo ko def te loolu daf lay encouragé te soo fi ñëwee da nga fekk ay ndaw yoo xam ne li ñu attan ak li ñu attan ci cawarte jaamu yàlla yow mii mag daf lay jaaxal nga xam ni kon yow dese nga loolu daf lay encouragé te loolu fii rek nga koy xam. gis nga xadara bii ngay ñëw fekk koo fi gis muy góor di jigéen di xale di mag ñoom ñëpp a jël tariqa cheikh loolu moom Seydi Mouhamed El Cheikh dong moo réussir loolu na amul mbooloo moo xam ne mbooloom folklore la ay taalibe cheikh pire ñoom ñoo fi nekk xale lu la xale gën a ndaw jël na tariqa bi mu ngi laazim suba di laazim gom di wasifa suba di wasifa ngoon loolu nag dafay encouragé mag di encouragé ku mu mënti ku ñëw ci xadara bi rek da sa jaamu yàlla loo doon def ci jaamu yàlla da nga koy xeeb ndax xale yàlla man fuuf garantie bi cheikh la man li ma bëgg man ni ma bëgg ci ndaw ak ci mag naanal ci leer bu la booleeg yàlla tàkkamtikul ci leer bu la booleeg Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani naanal ci leer bu la booleeg yonent bi waaye desit ba nag desit ba joxal cheikh mu joxal la yonent bi joxal la yàlla gis nga jeune bu gëm cheikh da ngay leer nañ da ngay rafet sax nag bu jàkkaarloog sagg bi xam ne kii nitu yàlla dëgg la kii mu ngi tibbee sa mag ña rawate nag Cheikhuna Tijani te Cheikhuna Tijani mooy yonent bi jàngaleem ni mu leere nun de fu ne dem nañ fa mais ma suñu gis kuy jàngalee nii waaw kon nag sang bi moo ñu doy fii ba na ëllëg nag nu nag suñu njaboot engagé wu nañu à ses côtés pour mission bi ñu réaliser ko obstacle du am si nun obstacle bu ne daan ko franchir incha allah. gàmmu sang bi nag dafay am li ñuy wax retraite spirituelle ndax dafay doon loo xamante ni bi ci ñeenti fan sax ngay dund zikr ba yëg ne yow yaa ngi ci zikr di wasifa di lazim yëg ne rechargé wu nga ci leer yëg sa digganteeg sa borom yëg sa digganteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yëg sa digganteeg Mawlaay Cheikh kon fa tabaarakallaahu mënuñu ko fay yàlla nañu ko yàlla fayal dëgg-dëgg dund nañu leer dund nañu xam-xam surtout xam-xam te saa su toogee waxtaan nag am lu ball loo xamante ni bii
lu bees la xoolal bañ ko xamee léegi bés bu ne saa su ne nga jàng lu bees macha allah yal nañu ko yàlla fayal. dama ni imaamul bikri ba muy jot leer ga salaatul fatiha Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moo xëcci ruuxu imaamal mahdi ni ko yóbbul ma juróomi aliwa ya ca imaamul bikri ndax dafa am lu mu ñaan la mu ñaanoon mooy salaatu boo xam ni bu ko jàngee rek yonent bi yëg ni bàkk nañ ko yàlla yëg ni bàkk nañu soppeem xëy bu di ko tànnal bu nu tànn rek xam ni ba léegi des na ñu gestu seen ngand maay kan Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani ma ngeeg baanto ba ma ngeeg leer ga ma nga gàddu salaatu ca loxo leeral xëy ba ñaan ka la imaamal bikri ñaan cheikh ni kon xaar leen ma jox ko ci dogit bi mooy nan ko bind ci juróomi aliwa nan ko tasaare ñu ni ko ku koy attan ku koy yóbbu mu ni sama missionnaire ba may sànni muy lamp adduna ca axiru zaman yóbbul ma soo delloo waxal yaa yóbbu kenn du ko wax ku dul yow kenn du ma sa wax ku dul yow. Depuis que j'ai connu Seydi Mouhamed El Cheikh, ce que j'ai remarqué, c'est que j'entends à travers ses enseignements des informations que je n'avais jamais entendues ailleurs. Et j'ai toujours eu l'occasion d'écouter des érudits, mais lui, il a un discours qui est atypique, un discours qui est, je dirais, spécifique à sa personne, à sa personnalité, à ce qu'il représente. yoon wa Cheikh rëddoon kii moo ci teg tànkam parce que moom dong moo ko moo réussir incarner li Cheikh bëggoon a am mooy lan Cheikh dafa ñëw pour waxdaaniyatu ahlu tariqatihi pour njabootu Cheikh yëpp njabootam yëpp àndandoo nekk benn fii rek ngay ñëw Seydi Mouhamed El Cheikh moo réussir njabootam gii ñoom ñëpp lu ñuy wax ignorance ci benn kilifa diine wala benn ku bokk ci tariqa Cheikh dañ na ci seen xol soo ñëwee fii taalibe Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh ñoom ñëpp yow boo dee taalibe Cheikh El Hadji Malick nga ñoo la gën a sopp Cheikh El Hadji Malick parce que ñoo la ko gën a xam ndax sang bi jàngal na leen kuy Cheikh El Hadji Malick kuy martabaam ci Cheikh na Tidiane Chérif boo dee ci famille Oumarienne yi nga bokk ñoom ñoo la ko gën a fonk ñoo la ko gën a sopp ndax sang bi jàngal na leen kan mooy Cheikh El Hadji Omarul Fouti yi ci Mawlaay Cheikh na Tidiane Chérif waa kër Abbas Sall Wes aussi tamit noonu Alhaji Rawane Ngom noonu Alhaji Ibrahima Niass noonu donc kon moom fexe na ba réussir boole njabootam ñu nekk benn sopp jullit yëpp sopp tariqa yëpp sopp kilifay diina yëpp. doom mi jamono lëndëm Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani décentralisé leer ya di waxloo nag ñan lay waxloo axtaab ya Cheikh El Hadji Oumar waxuma toj na dëkk réew la toj lan la ko toje nasiril haq bil haq Seydil Hadji Malick ñëw tubaab yi nii lii ñoom Macron di wax léegi de boobu loolu la doon wax de ni du contre ni yonti bi boobu la ñu gënoon contre yonti bi ñu ni buñ fi dégg dara benn noddu waxatuma la ak benn zikkër Maodo jël jàkka yi fekk seen base sampu dóor zikkër bay di te kenn du ŋàng nooy ŋànge salaatul fatiha bu nu tabaxee béréb muy jóg di dem leer yi ëpp doole si rox nooy ŋànge base bu ca ne wasifa bi di riir suba ngoon loolu yàgg na du léegi de bi sëriñ Babacar ñëwee yee salaat ndax boobu dañ ni woon tarixa bi dana fay mu yee salaat muy riir ba léegi ci seen nopp biñ demee ba Sénégal am indépendance nag ñu ni xanaa léegi war nañu am jàmm nag dem bàyyi leen ak seeni mbir seen noddu ak seeni zikr bàyyi jël tarixa bi jël malaan ba yóbbul leen ko ca Chine fekk leen sa France yóbbu ko ba ca Washington DC ñëpp di dégg nasiril haq bil haq nu am nag benn moment de répit
gaañu ni jeex na léegi c'est fini gagné nañu combat bi ku muñ rek muñ mbir mi jeex na leer dootul jolli ndekete boobu seen xel yëpp ma nga ca far lay génn xëy rek mbir bu isolé boo dul foog nga xam ni dex kese la defal nga ni ku fa dem day nappi jën rek leer ga judd nag rek leer ga judd nag rek kiy wax li dul dindi génn nag ñu ni xanaa foofu lay yam ca dëkkam mu ni leen hee Makka laa jëm Médine Jérusalem seet si leen yéen lalal leen malaan ñu ni duñu bokk mu ni dama leen di pikiir di ngeen bokk. imam ñeenti fanu leer ñeenti fanu mbégte si biir Médina Cheikh noo ko dundee ak naka nga dundee aussi wasi bi. mu mel nii ñeenti fan yi dafa nekkoon loo xam ne ñëpp moom lañ doon xaar waaw ndax xam nga bërëb boo xam ne soo fi ñëwee rek ndeysaan li ngay xam ne moom la jaam di soxla muy delloo li nga xam ne mooy ruuxam ak jëmmam ci boromam beneen bi mooy mu gën a fexe ba jéem a jege yonente bi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy ki nga xam ne neen dafa ñëw aspiré nekk disciple Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane nga am possibilité bu toll ni ñu imprégné na si lumière am kon donc day nekk lu rëy. depuis 2017 daal bu ma commencé ñëw gàmmu franchement si laay soog a commencé xam lan mooy gàmmu si laay soog a dund gàmmu en toute vérité ce fut un gàmmu vraiment intense en lumière comme niñ ko yàgg di faral di dundee mu nekk lu ñu namoon lool te kontaan nañ si lool dëgg fa yàlla mu nekk 4 jours de spiritualité intense franchement 4 jours yi nu mu passé sax yëguñu ko dafa gaaw daal dafa gaaw mais c'était vraiment intense en lumière et en spiritualité. ndax nun dañu ko jàppewul sang boo xam ne rek dañu ni gëm nañ ko topp ci gannaawam ñun dañu ko jàppe sunu univers u mbégte sunu univers u leer sunu univers u rox moo tax bu ñuy wax ci moom di jaayu nga defe ni fii la ñuy jaayoo déedéet baxrul buhóori la vague yeey dem ci géej gi yi jëm ndeyjoor yi jëm càmmooñ Cheikh rek ko bët lool Cheikh a mën nga am ci moom cofeel mu indi leeram lalal la. lu ñu yëg rek mooy ndeysaan xol yi tooy rek ndax suñu sañoon ndeysaan du dakk suñu sañoon lii day continuer rek abadan lil habidin waaye ndeysaan ñu sant Seydi Mouhamed Cheikh rek xam ni kenn ku si ne lim la si jox rek doy na la sëkk ndeysaan solatina ruu yi dundal xol yi dundal jëmm yi ba jëmm yi fees dell ba tax na daal ñi ngi koy sant bu amul yemukaay di ñaan rek ndeysaan mu teel nu boppam nag tënk nu si biir xadara bi ndax looloo am solo waaw di sant yàlla mi nga xamante ni nag moom moo nu tàggatal suñu ruu ba nu dajeeg jëmm ji nga xamante ni ndeysaan foo ko takk si xam-xam weesu na ko foo ko takk si lumière weesu na ko yëg nañ ko si zahir rek si baatin ku leen critiqué kontaan leen parce que lu tax Cheikh jox na leen dëgg bàyyi lan mooy allahu nurullahi la ilaha illa allah allahu nurullahi la ilaha illa allah allahu nurullahi la ilaha illa allah allahu nurullahi la